Mor Faye moom itam mu leeral yeneen courrier yi ci des muy courrier des métiers et technologies ak courrier agroalimentaire agronomie ak technologie alimentaire sëñ Mor kàddu gango. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Ginnaaw bi ñu gërëmee yàlla ak gërëm sëñ Touba ak sëñ Muntaxa mu ñu boole ci liggéey bu tedd bi, gërëm sëñ Ahmad Badawi mi nga xam ne mooy jiite liggéey bi ci cadre Rawdu Rayaahin. maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp ñu teew ñuy ñëw ak ñi mën ñëw, maa ngi leen nuyu ak ñi nga xam ne ñooy suivre. Rafetlu kàddu yu sëñ Abdou Lahad Lo yëkkati jëmale ko ci commission enseignement supérieur. day loo xam ni daal indi déjà lu bari loo xam ne nii képp ko amoon loo ump ci université bi ci commission enseignement supérieur daanaka donc daal di xam. Enseignement supérieur nag xam nañ ko, mën nañ ko tamit saytu, mën nañ ko saytu buñ ko defee ay cycle. ndaxte xama ku jàng yaa ngi jàngalee cycle primaire teg ci cycle moyen et secondaire ñëw université. maam daal ku ñëw université bu fekkee ab dongo daara nga daanaka foog nga am bac, c'est obligatoire. loolu moom mën naa xam ni moom moo leeral lii enseignement supérieur mooy képp koo xam ne ngaa ñëw pour jàng si am nga sa bac sa poche bu pare buñ la accepté nga dugg. buñ la accepté nga dugg lu am solo la, c'est-à-dire dañuy type université mais duñu bu fekkee 100 ñooy laaj du 100 yëpp lañuy jël de. ay commission ñooy siégé xool dossiers yi saytu def seen classement def seen orientation. loolu tamit lu jar a xam la parce que li ñuy bëgg a créer day loo xam ne nii université d'excellence. Université d'excellence xam ne ku wax excellence xam ay sélection di saytu di classé, ndaxte buñ ko defee yeneen universités yi noonu la ñuy fonctionner pour wax ni daal ab université la ñuy créer ci biir complexe Cheikh Ahmadul Khadim. loolu laa bëggoon préciser pour waxtaan wi gën a yomb parce que waxtaan bu mel ni moom foog ñu poser tout sur la table mu leer nañ ñi ci kanamu ku nekk. loolu lu jar a xam la. léegi nag man wàllu bi ñu ma dénk ci waxtaan wi mooy wax ci IFR professionnel. IFR professionnel mooy IFR yi nga xam ne nii dañu am orientation métier. waaye li ma bëggoon a wax aussi mooy IFR étude islamique et arabe. étude islamique arabe da ci am doole fës ci, waaye ku génn ci IFR bu tamit da nga am métier bu ñu fàtte loolu. ku génn ci IFR boobu tamit da nga am métier, ñu formé anam yoo xam ne lay tàggat ba nga am métier comme ni nga amee métier ci IFR yi nga xam ne moom la tuddee IFR professionnel. loolu tamit lu jar a xam la. léegi IFR professionnel yi pour le moment ñaar lañ tëral muy IFR sciences agronomiques et technologie alimentaire. mooy IFR bi nga xam ne nii moom lañ jagalee mbay ak élevage, nga xam ne day former ay agronomes ak des techniciens dans le secteur de l'agronomie ak lépp loo xam ne mooy am mbay. ingénieur technicien cadre supérieur cadre moyen ci affaire mbay mooy IFR bi njëkk ci IFR yi ñu tuddee IFR professionnel. benn IFR bi mi ngi tudd IFR des métiers et des technologies nga xam ne donc dafa am dominante science lu bare bare bari. loolu nag loolu laa leen bëggoon présenter ñëw ci benn par benn pour wax leen ni mu tëddee. bu ñu jëlee IFR bi ñuy wax IFR des sciences agronomiques et technologies alimentaires day IFR boo xam ne nii affaire mbay la, waaye ci biir loolu ñett département moo ci nekk. ay département mooy ci biir daara jooju dafa am yeneen ay daara ci biir. bokk na ci daara yooyu daara wu ñuy wax département
d'agronomie production végétale maam daal joo xam ne ni mooy tàggat étudiant lépp loo xam ne ni mooy affaire bay ak affaire gàncax mooy département agronomie et production végétale. beneen département bi muy deuxième département bi mooy département élevage et production animale mooy lépp loo xam ne ni mooy affaire jur ak lépp loo xam ne aussi mooy transformation li nga xam ne ni moo jóge ci affaire jur. beneen département bi mooy département technologie agroalimentaire maam daal aussi day département boo xam ne nii lépp loo xam ne ni moom lañ bay nan lañ ko mën a valoriser pour jëfandikoo ko walla ñu jaay ko maanaam daal nan lañu mën a fexe ba buñ defee ay production animale ñu def ci ay production dérivée mën ko consommer walla ñu commercialiser ko donc mooy département bi ñu tuddee département technologie agroalimentaire. loolu mooy ñetti département yi nekk IFR sciences agronomiques et technologie alimentaire ñu gën ko xam ci IFR agronomie. bu ñu jëlee beneen IFR bi ñu ngi ko tuddee IFR des métiers et des technologies loolu tamit lu am solo la IFR des métiers et des technologies lu am solo la ndaxte boo xoolee département yi nekk ci biir les départements yoo xam ne nii yu am njariñ la di mu am njariñ mooy am na département boo xam ne nii dañuy former ay artisans dans le secteur artisanal te xamoo dinaa ko wax léeg-léeg Touba dañu jàpp ni ay commerçants ñoo fi ëpp mais artisans yi ñoo ëpp Touba te aussi artisans yi am nañ xañ lool mais léeg-léeg nga xam ni soxla lañ mise à niveau soxla nañ mu tàggataat leen ci yu bëree bëri damay joxe léeg-léeg benn exemple am na koo xam ne nii depuis 10 ans la ko patron formé ba léegi lay pratiquer depuis 10 ans parfois 15 ans parfois 20 ans parfois ba mu retraité la ma xamoon ba mu génne ci atelier ba léegi moom lay continuer liggéeyam nga xam ne du décoller yàlla ma yàlla baal du décoller parce que diversité de compétence am nekkut à jour donc département bu mel ni département artisanal day loo xam day gën a tàggataat artisan yi tàggalee ci anam yu moderne da nga gis par exemple boo jëlee affaire automobile ñëpp xam nañ léegi automobile dafa am électronique ñaata mécanicien lañ formé électronique fii amu fi léegi fu mel ni département artisanal ci IFR des métiers mën naa tàggataat ay ci ay domaines yu bari yoo xam ne nii day def ay mise à jour pour que nit ñi mën cee am njëriñ boobu mooy département artisanal. département bi ki topp mooy département bâtiment et travaux publics pour former ay ingénieurs en génie civil te xam ne loolu tamit wax dëgg yàlla lu am njëriñ la. beneen département bi day former en électromécanique mooy département électromécanique bi ci des mooy département informatique et télécommunication yépp xam nañ ni informatique actuellement daanaka lu bare bare ci àddina bi moo koy doxal informatique et télécommunication des secteurs yoo xam ne nii même boo gisee sax Sénégal daanaka secteur bi gën a créer emploi Sénégal en Afrique et dans le monde mooy secteur informatique et télécommunication donc léegi day gën a wone ambition bi ñu amal complexe Cheikh Amadou Khadim ambition bi ñu amal université Cheikh Amadou Khadim dañu bëgg a tàggat ñoo xam ne nii dañu nekk ay ingénieurs des techniciens de très haut niveau yoo xam ne nii dañ leen di tàggat ci affaire informatique ak télécommunication moo tax ñu créer département informatique et télécommunication. beneen département bi tëj département IFR des métiers mooy département haute étude commerciale haute étude commerciale maam daal jàngale ñoo xam ne nii mën nañ buñ ci génnee ci département boobu mën nañu créer seen entreprise bopp mën nañ dugg ci entreprise liggéey te aussi commerce day loo xam ne secteur Touba ñu bari dañuy yëngu ci affaire commerce ak région bi ak yoon wi sax daa bari ñoo xam dañuy yëngu ci affaire commerce moo tax ñu tijji département étude commerciale donc ñaari IFR yooyu pour le moment
moom lañ prévoir tudde ko IFR professionnel. IFR professionnel ndax day jàngale ay métiers même sax moo ñu wax na ni bu ñu waxee agronomie c'est pas la peine ñu def professionnel bu ñu waxee aussi métier et technologie c'est pas la peine ñu def professionnel ndaxte day mel la répétition la mais lu am solo la aussi parce que mën ngaa créer filière yu mel noonu ba pare mu nekk théorie lii nag théorie la ak pratique dañ leen tàggat ci théorie ci affaire agronomie tàggat leen ci pratique ci affaire métier et technologie liñ gën a aussi xool ci bu ñuy monter IFR yooyu mooy xama booy def ay IFR ay programme du da ngay jékki-jékki damay def nangam déet da ngay xool par rapport ak li nga xam ne moom lañu tuddee projet pédagogique bi te projet pédagogique bi ci ñu Abdou Lahad waxoon na ci sànq mooy projet bu leer ni mu leere mooy bëgg nañ kuy génn ban profil ngay am waaw bëgg nañ kuy génn ban profil ngay am te fii profil bi ñu bëgg mooy ki nga xam ne nii day génnee diine ak métier xam nga loolu day orienté par rapport ak li ñuy def moo tax aussi bi ñu xoolaatee vision bi nga xam ne mooy vision éducative Sëriñ Tuubaa ak vision éducative Mouride da ngay xool ni li ñu gën a bëgg mooy l'islam xam-xamu l'islam ak bépp xam-xam bu am njëriñ te xam ma affaire agronomie mu ñu wax ne amul njëriñ affaire science mu ñu wax tamit amul njëriñ parce que day loo xam ne nii lu am njëriñ la te bu ñu nee bépp xam-xam bu njëriñ bu am njëriñ rek mën ñu leen cee génne. léegi aussi bi ñu xoolaatee tamit ci choisir yooyu IFR ak yooyu département dañu xool ni aussi comme ni nga ko waxee sànq day loo xam ne ni yoon wi soxla na ko yoon wi muy soxla na ko Touba soxla na ko Sénégal soxla na ko àddina aussi soxla na ko moo tax ñu defee leen noonu ak aussi bi ñuy élaborer programme yi am na lu ñuy pédagogue yi wax xam naa doyen Lo mi ngi fi mi ngi à côté Mouhamadou Lo mooy li ñuy wax approche par compétence loolu ci la ñu basé wu pour def programme yëpp mu nekk programme IFR études islamique arabe ak yeneen IFR yëpp approche par compétence la maanaam daal du enseignant mooy tëju ni lii ak lii la ñuy jàngale déedéet lépp lu ñu teg ni moom lañu jàngale am na lu ñu ci jublu maam daal dañ naa ku mel nii xarañ lii lañ bëgg mu am donc lii ak lii boo ko jàngee dina am telle ou telle compétence noonu lañ ko élaboré moo tax tamit aussi IFR des métiers et des technologies ak IFR agronomie tamit foofu ci lañu basé wu pour def maquette yi offre de formation yi et puis comme ni nga ko aussi Sëriñ Abdou Lahad loo waxee sànq LMD moom moo ko orienté approche LMD la xam bu njëkk ba boo demee université da ngay njëkk dëgg boo defee dëgg def licence boo defee licence def maîtrise jóge ci maîtrise dem DEA jóge ci DEA dem doctorat dañuy xool ne découpage boobu dafa gudd moo tax ñu tënk ko def licence master doctorat waaye aussi li gën a am solo ci LMD mooy day méthode boo xam ne ni àddina bi yëpp waxuma Sénégal rek de àddina bi yëpp seen curricula doon la LMD ndaxte moom la méthode bi nga xam ne nii système bi nga xam ne moom la àddina bi yëpp jël te loolu dafa am ay avantage yu bari avantage bu njëkk mooy boo nekkee ci LMD matière boo validé c'est à vie boo xasee validé benn matière ba nga am nga ci moyenne ba pare même boo dogee sa jàng boo ñëwaatee doo ko reprendre loolu lu am solo alors que njàng mu njëkk ma il suffit nga toog ay at rek ba ñu ñëwaat nga ñëwaat université la nga jàngoon perte nga ko LMD nag doo perte dara loolu avantage la beneen avantage aussi mooy ci biir LMD day créer mobilité parce que jàng tamit du toog benn barab rek kiy jàng daa war am possibilité dem ci yeneen école ak yeneen université jàng ñëwaat léegi boo nekkee ci LMD mën nga ab étudiant bu nekk ci complexe bi mën naa dem Al Azhar wala États-Unis wala fu mu mën di nekk ci beneen université jàng fa ba pare bu ñëwee la mu fa jàng ñu capitaliser ko boole ko ci notam yi am ci complexe bi nga xam ne donc da koy
daal di arranger du ko tënk daal day créer mobilité mu nekk aussi mën a dem UCAD am mën ngaa def sa benn formation fii ni man module bi damay dem département arabe UCAD complété parce que foofu xam naa fu ma ko jàngee dama awal avantage nga dem boo ñëwee ñu comptabiliser ko loolu mooy avantage su LMD day loo xam ni daal day tax aussi étudiants yi mën a jóge États-Unis à Lazare ñëw fii ci complexe bi jàng dem li ñu am ci note bu ñu demaatee fañ nekk ñu capitaliser le nga xam loolu day créer benn dynamique boo xam ne nii moom mooy njàng moderne bi day tax ñëpp daal di bouger parce que dañ naa kuy jàng daal war ngaa laal fii dagale comme mag ñu jëkk ni ngi daa jàngee ci même diine sax noonu ko doon jàngee daanaka kon donc loolu mooy LMD pour motti li Sëñ Abdou Lahad waxoon léegi ci LMD bi léegi nag dama bëggoon rapidement wax leen ci biir IFR yi li nga xam ne nii moom lañ prévoir comme ay diplôme yoo xam ne nii moom lañ ci jàngale parce que ay cycle bu ngeen jëlee licence yi ñu diplôme yi ñu créé daanaka ay DUT la DUT mooy diplôme universitaire de technologie ak ay licence ndaxte mënuñoo comme dañuy doog a tàmbali mënuñoo tàmbali di tijji ay master ak i doctorat ndax loo gis daa am yoon donc def première année deuxième année troisième année pour le moment léegi nag dañu prévoir def ay diplômes yoo xam ne bac plus 2 la ak diplôme yoo xam ne ni bac plus 3 la bac plus 2 mooy DUT diplôme universitaire de technologie ak des diplômes yoo xam ne ay licence la bu ñu jëlee science agronomique et technologie alimentaire IFR boobu ñu ngi proposé benn DUT en production agricole ak benn licence en agronomie et production végétale bu ñu jëlee département élevage ñu ngi proposé licence en production animale bu ñu jëlee métier et technologie ay DUT en bâtiment et travaux publics ak licence en bâtiment et travaux publics pour dire que lépp li nga xam ni def nañ ko ci wax ko nii ci ay orientation ak ay choix lépp lu ñu wax ni dañ koy jàngale mën nañu wax ni léegi nii ñi ko xool ñi ma jiitu wax nañ ko day loo xam ne nii pare nañ ko ba document yëpp maquette yeeg programme yeeg lépp am nañ ko actuellement xam ne bu ñu tijji woon tey nii mën nañ daal démarrer jàng mi comme ni nga ko war a defee léegi nag am na benn débat boo xam ni lu am importance la xam nga bu ñu nee approche par compétence ak formation professionnalisante ñaari objectif la ñuy viser bu njëkk bi mooy képp koo xam ne ni formé nañ ci complexe bi université bi nekk ci complexe bi da nga nekk koo xam ne ni buñ la jëlee nga mën a liggéey moo la ñuy wax employabilité beneen aspect bi mooy ku la jurul tamit nga liggéeyal sa bopp moo la ñuy wax auto employabilité c'est-à-dire loolu nañ aussi monter filière yi dañoo def en sorte que képp koo xam ne ñëw nga jàng ci université bi buñ la jëlee nga liggéey mën nga am employeur comme aussi dina jox ci yow def ci yow capacité yoo xam ne nii yow mën ngaa tijjil sa bopp benn unité de production animale wala agricole xam nga loolu day régler lu bari parce que xam nga léegi koo ci wax mu ne man day daanaka damaa jàng ma mi diplôme maa ngi nii di toog léegi loolu foog nga dépassé ko maam daal même bul état bi gën ak képp ku mën jël mën nga defar sa liggéeyu bopp ku jógee IFR par exemple IFR même études islamiques et arabes boo neexee tijji sa benn entreprise dans le domaine de l'édition ou de la traduction nga xam ne ni soxla woo sax ñu jël la xañ ne li ngay gagné sax moo pour li nga xam ne ni moom bu liggéey moom lañ lay jox dal loolu tamit laa ca bëggoon yokk pour ni daal loolu moo orienté création IFR yi xanaa wax rek ni tey ñetti IFR la ñu wax mooy IFR bi inspecteur Abdou Lahad Lo wax IFR études islamiques et arabes après moo dolli ci IFR des sciences agronomiques et des technologies alimentaires ak IFR des métiers et technologies mais ab université day law xam nañ ñaata IFR lay tàmbalee
mais kenn mënu wax ñaata université IFR la yem waaw ndaxte ëllëg mën nañ aussi yeneen domaine ñu créer fay IFR ndaxte day law et puis université bi dem extension léegi lii phase initiale day doog a tàmbali moo tax nga tàmbalee fii mais fii ak 10 ans fii ak 15 ans fii ak 20 ans bu tijjee yeneen IFR mën naa génn IFR yoo xam ne day méngoog li nga xam ne nii mooy vision éducative projet bi ak aussi li nga xam ne moom la borom dëkk bi bëgg ci complexe bi ci université Cheikh Ahmadoul Khadim loolu rek laa bëggoon a wax après wax tamit ni liggéey bi ñu liggéey tamit liggéeyu commission la du liggéeyu kenn nit du liggéeyu Mor Faye rek nekk ci néegam di bind déet ay commission ñoo teew commission yoo xam ñi fa nekk ay doomu yoon wi la nekk ay enseignants nekk ay professionnels nekk ci bitim réew mi di fi liggéey nekk ci bitim réew di fi liggéey ñooñ nag ñoo dagale seen xam-xam tënk ko pour lii aussi mën a nekk daal loo xam ni daal dañ koo liggéeyandoo te tamit commission yi yëpp daanaka am na foo xam ne dañ fa dajale di topp di sottante xalaat di ku nekk enrichir sa bopp sa morom ci yeneen commission yi noonu daal lañ liggéeyee ba génnee IFR yooyu ñuy wax IFR professionnel fekk ci IFR islamique et arabe aussi bu nekk aussi IFR professionnel waaw parce que foofu boo fa génnee da nga am diine waaye aussi da nga am métier boo xëyee loolu bu ñu ko fàtte pour bu ñu bañ a def ni séparation étude islamique arabe ak professionnel même ci biir fee arabe ba ak alxuraan yi dafa fës ba mënta bokk ak leneen waaye boo ki nekkee boo ci génnee di nga am métier am diine am aussi métier loolu rek laa bëggoon na yokk ci li ñu waxoon ak li ma waxoon merci. jërëjëf professeur kon moom itam gis ngeen ko ñi ngi rafetlu tënku gi nga tënku ci waxtu ak leer gi nga xam ne sa exposé leer na ko dafa tolloog nag boo ko toppee sax moom li muy wax dafay technique da cee bari ba nga xam ne boo deful ndànk am na ci ay baat yu lay rëcc ndax métier la technologie la waaye boo ko bëggoon a fii mu woyof rek boo jëlee UFR tey métier et technologie bu leen nee travaux publics xam nga ni boo seetloo ci Touba rek boo jëlee exemple bâtiment yu mag yi ñu fi def yëpp tàmbali ko suñu jumaa yi ak yeneen yu mag yëpp ay yeneen i xeeti nit yeneen i race yeneen i nit ñooy ñëw di ko liggéey loolu ñëpp dañ ci teg seen bët université bi bu paree loolu day tàmbalee tox da nga gis gone goo xam ne gii fii la jànge alxuraan jànge fi majalis dugg ci université bi génn nekk technicien conducteur de travaux loolu boo ko bëggee foofu rek nga koy teg loolu benn la ci li sëñ professeur Mor Faye bëgg a wax xoolal hautes études commerciales wax na ko léegi Touba ak murid yi en général commerçant moo ci ëpp njaay ak njënd wala kuy tukki loolu dañ la ko jàngal ci université noo xam ne da nga mën a jogante ak képp koo xam ne ki mi ngi ci àdduna bi yor ay diplôme yu mel noonu loolu it njëriñ la loo xam ne mi ngi ci université bi informatique et télécommunication moom ñëpp xam nañ njëriñam fi ñu toll nii artisanat noonu boo jëlee beneen UFR bi science agronomique technologie agroalimentaire moom itam gis nga ko production végétale mbay lañ lay jàngal ci wàllu technique production élevage yar jur ci wàllu technique ak transformation boo leen yaree ji leen ba góob ko ba mu téye ko sa loxo noo koy soppee te kenn ku nekk xam na ni fu yoonu murid yegg tey sëñ bi bu la defaraan ba noppi yebal la ci barab da lay wax nga defari waaye nga bay di dundee kon loolu aussi mën nga ko dégg ci li professeur Mor Faye développé kon daal UFR yaa ngoog métier technologie wax na ni itam fi mu nekk ci bac plus 2 la ñuy tolloogum nga génne ak DUT diplôme universitaire de technologie ak itam bac plus 3 nga génne ak licence mais loolu rek technicien ngay doon boo xam ne bii bu université bi gën a développé ñu gën a jëm ci kaw jëm ci ingénieurs yi ak yooyu kon daal loolu lañ jàpp ci li professeur Mor Faye développé
ñu dolli ci tam ni APC bi mu wax lu am solo la APC approche par les compétences bi mu wax boo génnee ci université bi nuróowul ak njàng mu njëkk ma nga xam da ngay jàng ba yor kayit yu bëree bëri diplôme yu bëree bëri boo ñëwee seen kër compteur bi sax bu sotee doo ko mën a réparer déedéet kii boo génnee ak sa diplôme mën ngaa taxawal léegi sa entreprise liggéey ci mbaa kuy woote ay liggéeykat boo ñëwee indi sa diplôme mu ñu jël la ngay liggéey loolu tam bokk na ci li professeur Mor Faye développé. kon daal suñu ñaari waxtaan panélistes yi loolu la ñu indi